yàlla bu baax a baax mën a teew fii tey ci Thialy ñëw fekk si fii monsieur le maire Lamine Diallo mi nga xam ne mooy maire gox bi fekk fii suñu kilifa di suñu papa tonton Maguette Ndiaye maa ngi koy ziar bu baax a baax di kontaan si moom ku may encouragé la di ma gunge may nuyu responsable yi fi teew yëpp dalee ko ci adjointe au maire yi maa ngi ak sama sœur Christine Léa Faye ak conseiller ak conseillers municipaux yëpp di beral nuyoo Laay Sène ndax laay li ñu bokk dafa bëri nee nañ dëkkandoo rek mbokk la donc ñu bokk yéene fas yéene le 24 ñu yóbbu Idrissa Seck palais de la République kon laay li ñu bokk bëri na maa ngi nuyu Ngom di rafetlu li mu def ci lii nga xam ne moom la ñu taxaw fii tey di ko def ma ànd fi nag ak responsable M7 yu bëri xam naa bu ma limee dinaa juum mais bëgg naa au moins ñu presque jarul mën naa ne sax Mass Dieng moom ci yéen la bokk ci yéen la màccee mu yor suñu mouvement fii au niveau de Thiès Nord ànd ak Mame Diat mooy responsable femme fii ci Thiès Nord ànd ak ku ñuy wax Khadafi Badji di suñu responsable jeune au niveau de la commune fekk naa fi tamit suñu ñaari coordonnateur mooy Mara Diop bu Thiès Ouest ak Malick Wat bu Thiès Est ak responsable yu bëri fekk fi tamit ñoo xam ne ñu ngi dëkk Thialy ak ñun ñi ñëpp mu ñoom Germaine ñoom Hélène Sène ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ànd si ak ñun kon yeneen responsable yëpp ñoo xam ne bu ma limee rek ñooñu lim naa leen may rafetlu ndaje bii di wax ne comme wax na ko sànq wax na li nekk ci dige ak naxa yi nga xam ne moom la nguur gi fi nekk def ay slogan yu rafet depuis 2012 ba léegi di nax askanu Sénégal CMU bi wax na ko ci la bokk maa ngi koy dénoncé ba démb rek si benn débat mais ma ko ciy dollil ne mutuelle u Thiès yi nga xam ne ñooy mutuelle yoo xam ne c'est les premières mutuelles du Sénégal mutuelles yooyu tey elles sont à terre ndax nag CMU bi moo leen plombé ne leen képp ku am bourse familiale dañu koy faj ak mutuelle yi gratuitement CMU war a jël xaalis boobu versé ko mutuelle nee nañ lu mat ëpp at a ngi nii wala ñaari at sax mutuelle yooyu kenn fayu leen dërëm ci loolu nga xam ne ñoom ñoo ko jël en charge ñi nga xam ne dañoo am bourse familiale kon ngom loolu ma dollil la ko ci nga xam ne structure de santé yi rek la ñu daaneel waaye daaneel nañu ay structure sociale yoo xam ne dañu leen a jiitu ñoom bañ leen di sos fekk ñoom kenn xamul fu ñu nekk ma bëgg ñëw aussi ci bourse familiale yi parce que naxe bi aussi foofu la nee nañu sax dañuy xoqatal nit ñi di leen wax ne ku votelul seen candidat nga xam ne Sénégal def ci doyal lu ñu lay effacé dootoo amati bourse familiale ñu bëgg wax jigéen ñi surtout nga xam ne ñoom ñoo concerné par ces bourse familiale là ba bu ñu nangoo ci xaalis boo xam ne du seen alal ñu koy joxe mu mel ni sarax
ñu la ciy xoqatal sa doom du jàngi ndax jàng mi yàqu na sa doom du faju ndax faj mi yàqu na sa doom du am xëy ndax xëy yi seeni nit lañ koy jox ñu bëgg la xoqatal ci 25 000 francs par trimestre président Idrissa Seck xaatim na ci programme bii nga xam ne ñun moo tax ñu ñëw ànd ak moom Sénégal yëpp bàbbeeku ànd ak moom ne moom suñu ko falee waxul bourse familiale mais dafa wax ne un salaire minimum garanti par famille adossé à une activité génératrice de revenus loolu mooy balaa ñu di la jox di la sarax 25 000 francs par trimestre dañu lay fekk jox la looy liggéey jàppale la ci di la ci gunge di la ci fay weer mu nekk loo xam ne dina nekk lu durable loo xam ne dina nekk loo xam ne dañ koy yor en toute dignité ba nga xam ne bu ëllëgee doo dépendre ci ay politiciens yoo xam ne dañuy yeew di jël seen askan en otage loolu bokk na ci lu am solo ci programme bi nga xam ne moom la xaaj moo tax ma bëgg wax nit ñi ne waa Thiali slogan yi dafa doy moom nag suñu waa ji nee nañ mu ngi Thiès tey waaye liñ fi gis daal mooy ay car yoo xam ne dañ leen convoyé de toutes les régions du Sénégal indi leen ne pour ñu teeru si pour mu wane ne liñ fi defoon au début de la campagne ñoom mën nañ def lu ni mel naxuñu kenn ku dul seen bopp lañ nekk di nax te loola nag dina leer dans 6 jours ndax nag on est à jour J moins 6 tey le dimanche ñu ngi ñaan yàlla naka nii dimanche prochain à cette heure-ci Thiès yëpp jóg ñu ni gagné nañu au premier tour yóbbu Idrissa Seck palais de la République. waaye nag leen ni waay. te waa Thiali duñu ci des ginnaaw ndax seen taxawaay bii ma fi gis seen mobilisation bii ma gis leer na ma ne waxuma Gabriel Dione rek waaye Thiès Nord dina orange ba ñi nga xam ne ñoom ñooy toog fii ci gox di ko gomloo ni ñoom mën nañ koo taxaw ba muy segg ay candidat ba muy tëj ay doomu jàmbur ba muy déporter ay doomu jàmbur ñooñu defuñu dara lu dul di ko réeral 7 ans nag de misère dafa doy 7 ans de misère dafa doy kon nag ku ci nekk na la jaral le 24 nga taal sa añ la veille soo xëyee nga joppatoo say doom tëj sa kër jël sa carte ma leen di wax ne nag jëli leen carte yi neex na wax de waaye ñoom nañu joxe carte yi maa ngi leen koy wax fii te mbuxum ya ñu dégg daaf ñu fay def ay duplicata mbuxum ya na jeex parce que askan bi du leen seetaan ñuy luubal yi élection ku nekk taxaw le 24 mu jaral la boo voté ba pare nga ñëw aar sa vote ba ngoon si jotee lu ñu fi bëgg def du mën a am maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla mobilisation bi continuer ba le 24 yàlla defal ñu li nga xam ne moom lañ namm ma bëgg nuyu sama càmmiñ si fi teew muy kii Diop Lamine Diop Lamine maa ngi lay nuyu di la sargal di nuyu tamit Mame Demba Jaxate pour wane ne Thiès yëpp ñu ngi seen ginnaaw ndax Gabriel Ndione bii ñu tuddee bii centre de vote man de sama maam lenke direct la il était délégué de quartier ici à Grand Thiali mais il travaillait surtout au chemin de fer il était cheminot et aujourd'hui gis nañ ni le chemin de fer est mort ndax naxe ak wax lu leen ne xaw ma nag Macky Sall lan lay wax waa Thiès tey waaye bu mu leen tudd raay de bu mu leen tudd chemin de fer bu mu fi wax ba jëmale ci cheminot yi parce que nag juróom-ñaari at a ngi nii il a préféré enrichir
des tubaab que de relever le chemin de fer pour que suñu doom yi mën a continuer di ci am xëy suñu njaboot yi continuer di ci tedd kon tey bu fi ñëwee Thiès bañ na ko ba Tambacounda la daw ba Tamba di leen tuur la ndëm ci chemin de fer parce que xam na ne bu yegsee fii Thiès bu ko fi waxee cheminots yi dinañ ko génnee ca biti jërë ngeen jëf maa ngi jéggalu ci guddaay bi di ñaan yàlla defal ñu jàmm yàlla sàmmal ñu suñu liggéey wasalaam. waaw keneen kàddu yi rafet na tàccu leen alal waay tàccu leen ko. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli jërëjëf bu tedd bi maa ngi gërëm képp koo xam ne ñëw nga teew ci bis bu mag bi ci loolu ñu ngi gërëm monsieur le maire Lamine Diallo coordonnateur de la commune de Thiès Nord coordonnateur du département bu IDI 2019 di nuyu coordonnateur yi fi nekk yëpp te jóge ci commune Thiès Nord di nuyu responsable politique yi ñu àndal yëpp di nuyu responsable jeunes yi mon ami mon frère Cheikh Gueye ak ma sœur Abi Diallo ñoom ñi nga xam ne ñoo fi toogal jeunes yi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci coordination wu IDI 2019 bu section Gabriel Ndione muy ay nit ñoo xam ne man kese mënu ma woon dem sans ñoom te ci ñooñu mën naa ci lim kenn mu yóbbaale ñëpp géew muy mon ami mon frère Babacar Diène parce que ànd nag dafa yombul mais Gabriel Ndione li ma fa gis man jàpp naa ne gisuma ko fenn parce que guddi ak bëccëg ñun ñooy doorandoo ñooy xàccandoo ñooy doorandoo mu nekk lu am solo di jéggalu monsieur le maire ci liñ ma gisul ci yeneen gox yi ngeen dem parce que ñun suñu option moo doon def porte à porte yi bi ñu commencé campagne booba léegi ci loolu la ñu nekk moo tax ñu bëri duñ ma gis mooy ànd ci caravane bi te dafa na ma jàpp ne loolu lu am solo la may sant di gërëm population Jaxaw Caali parce que nag ñoom ñoo waral lii comme niñ ko ñëpp waxee tey am na meeting bu fi am te ñoom ñoo ngi nii boobu ba léegi ñoo ngi toog te mënoon nañoo def comme ñeneen ñi ñu leen di jox ay tissu wala ñu leen di jox xaalis pour ñu dem mais ñoom dañoo jàpp ne waa Gabriel Ndione ñi fi nekk ay responsable te nekk ci gannaaw lay seet ñoom la ñu gis ñoom la ñuy gis guddi ñoom la ñuy gis bëccëg kon suñu lay seet wootee ak waa Gabriel ñoom dañoo war a teew toog ba mu des ñu soog a dem kon ñooñu vraiment awma lu ma leen di def lu di leen sant di leen gërëm gërëm bi nag dina gën a neex au soir du 24 parce que nag ñun duñu wax ju bëri dañuy jëf loolu moo am solo ñun ak Idrissa depuis 2000 la woon 19 ans. waaye tàccu ne loolu waaye. 19 ans nag du ñaari fan kon ñun xaalis xoqataluñu ku nekk jaar na fi mais ba nga ñëwee jëloo fi la neex parce que du ñun xaalis moo ñuy tiital ñun sunu ngor la ñuy demee ak Idrissa responsabilité bi toog yëpp du kenn koo xam ne Idrissa dina ñëw xaalis di la ko jox kon ñun sunu ngor moom la ñuy àndi ak Idrissa ci loolu dañuy nuyu képp koo xam ne bokk nga ci coalition bi te guddi ak bëccëg ngay ànd ak ñun kenn ci ñooñu muy la dame de fer Hélène Tine mu nekk fii ci koñ bi vraiment mu jàpp bu baax ci manifestation bi di nuyu mon frère Bien Sow vraiment mu am pas-pas di liggéey de croix liggéey bu rafet
vraiment maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm di nuyu Pape Thiam représenté fii Cheikh Laye Dieye moom it moo ngi ànd ak ñu ci liggéey bi di nuyu Abdou Fall bu ànd ak Thierno Alassane Sall maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm di wax ne Pape Diop mais soxna Ndiaye mi ko représenté maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm man nag nit ñi nee nañu man tàmmuma di wax lu bëri parce que man jëf rek laa xam te jëf moom mooy nekk sur le terrain jàppale population yi loolu moo am solo parce que ñu def nañ ministre 2000 ba 2019 2019 nga nekk ko ci koñ kon jeune moo lay wax fii ne am na ministre bi mu nekk ci koñ bi jëlal nga liggéey naka wax amu fi te loolu dafa ñaaw ñun de li ñu am mooy suñu salaire moom la ñu am moom la ñuy jàppale population yi pour loolu nag gën a mën a sotti dañoo bëgg ngeen jàppale ñu au soir du 24 Idrissa dem au palais bu boobaa képp koo xam ne yaa ngi ci Gabriel Ndione nekk ci responsable yàlla su defee nga am ay ndombo tànk bu boobaa defe naa ne kenn dootul wax waxu caali leneen la ñuy waxaat boobaa jeunes yi dañ ko gis mag ñi dañ ko gis xale yi dañ ci gis seen bopp loolu la ñuy sant nit ñi. ak ba ci boppam waaye nga sopp Serigne Babacar Sy waay comme bokk taali waaw Cheikh ñu ngi dàbbale suñu kàddu sant yàlla bu baax di gërëm ñi fi teew di sant ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo woote tey di wax rek suñu dafa set xamatul li ñu war a wax man damaa ñàkk parce que lii kum doyul xawma lu lay doy Macky yow na fi ak xaalisam ak i buusam nit ñaa ngi nii toog kenn doxu leen ñaar dërëm lii nag day wane dara mooy que kees ku dem bale nag seen bopp ñëw fekk leen ak seen mbor su ma gëstoo ci sama ginnaaw gis ay personnes de valeur am lu ñu représenté lu rëy ci Sénégal tey ñëw ànd ak seen càmmiñ jiital ko ma koy cité nommément suñu tante suñu yaay Hélène Tine suñu xol day sedd mais suñu xel day dal madame Hélène Tine sagal nañu parce que xam naa man xam naa lii lu ñu yàggoon na yóotu la di ko wut mais bi mu jotee yàlla def na mu am xëy na bu ma taxawee ci moom day yàgg mais moom xam na man xam naa mais di féliciter équipe bi nga xam ne tey jii ñoom ñoo naan centre de vote Gabriel Ndione di ko commencé ci seen coordonnateur laay liggéey rek moo wóor lii liggéey moo koy maye da ngeen a liggéey da ngeen a jege seen population xaaru leen ba élection ñëw ngeen ñëw di woo nit ñi da ngeen a jóg jël yitte askan wi def ko seen yitte te moo na sax seen doole matewu ko niñ ko yaakaare mais jóg ngeen ci am ak yéene te loolu barke lay àndal ñun soxlawuñu koo xam ni da ngay ñëw ngir sauvegarder sa poste ñëw di jël ay photo di monter di dugal ci internet bi naan Thialy dit oui au président Macky Sall loolu nax sa bopp la li waa ji wax nee na njugub moom day juutu di saw boppam bu ko romb mu ni sax saw dafa xasaw loolu moo am ñoom xam na ni lee ñu def fee du seen jàmbaar boo rombee bus yaa ëpp nit ñi bu ñuy def importé la ñuy def fu ñu romb jël ay nit yàpp ci oto indi fee Jakarta yi bi may ñëw fii Pout laa jóge Jakarta yi maa ngi leen fekk ci tableau Covid ña nga fa def naax ñu leen di wàññil seen xaalis jox leen ay t-shirt booy ñoo lay def naan grand ba leen suñu trêve la dañuy lekk rek ñun gëmuñu leen ñun tiitu ñu ñun xam nañ fi ñu jëm te ñeme nañ ko di féliciter nag la mobilisation exceptionnelle de la jeunesse de Thialy di féliciter suñu frère Sakho jàmbaar la liggéeykat la suñu frère Mbaye Dieng vraiment ñun suñu xol dafa sedd kàddu yi mënul bari parce que dafa guddi mais dinañ féliciter le maire Lamine Diallo parce que nag liggéey bii muy liggéeyal président Idrissa Seck tey jii moo waral ñu jël tey jii te le comité électoral départemental coalition Idy 2019 dégg ko ko boobaak léegi amul jàmm amul jot mu ngi ci département bi di naan ci ngelaw li mais yàlla bu coono réer man daal li may wax mooy ñun ki ñu am mbër la moo xam ne tey jii ñii fi nekk ñëpp ku ci nekk nangul nga ko xam-xamam fullaam faydaam personnalité am nee ko supporté bu gàcceel ku koy supporté mukk
lu mu gëmul du ko wax te lu mu wax dina ko def waxam di woowul laalo ba lu mu la wax boo ko laalee mu tax topp la fii ñu toll nii fii ci Sénégal l'heure est grave la jeunesse doit se mobiliser ñu jóg encadrer suñuy sœur ak suñuy maman ñu voté ji ñu sécuriser suñuy vote parce que ñii ñu jàkkaarloo ay saay-saay lañu saay-saay nag xam nañ li koy rek tas ko ci miir bi rek mu taj bu jeex benn yoon fexe ba bu ñu voté jee bu ñu ñibbi nañu toog xaar ba ñu dépouiller ñu génn suñuy résultat ñëw feetoo ko fi incha allah maa ngi gërëm aussi suñu sœur Abi Diallo bi nga xam ne tey jii bi mu ñëwee ci sama wet man damaa commencé sax tayel parce que li muy mobiliser jeunes fii macha allah di moom félicité aussi suñu frère yi nga xam ñoo nekk marché central mouvement dooleel Idy seen taxawaay rafet na macha allah ba fu duñu daaneel te duñ ko gërëm man ci ay circonstances lañu xawante mu nekk une personne effacée mais très efficace ñu ngi koy ñaanal yàlla ba muy wax la ko dey te bu ma ko gisee fii du ma bett ñun fu ñu dem gis fa njabootu Idrissa Seck xëy na ñun ñooy politique rek ñu xamee ñu si t-shirt yeeg mobilisé mais ñiy bëgg président Idrissa Seck di ko jàppale ci suuf bari na trop moo tax ñun suñu xel dafa dal. asalaamaaleykum waa Thiali ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di ci jiital principalement suñu doyen Maguette Ndiaye mais également tous les responsables du comité électoral du centre de vote de Gabriel Ndione. À leur tête, c'est un coordonnateur, M. Abdoulaye Sène. Mais également, de nous, ñëpp ñi nga xam ne tey ci coalition Idy 2019 la ñu bokk te teew ñu gën ci ràññee l'honorable député Hélène Tine ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. mais également Soxna Ndiaye bu bokk gis-gis mais également monsieur Sow bu AJ/PADS bu suñu frère Mamadou Diop Decroix mais également Arma Diouf mi nga xam ni moo fi teewal la famille Khalifa du nuyu également ñi nga xam ni ñooy responsable yi nga xam ni ñoo ŋànk les centres de vote de la commune Thiès Nord ku nekk ñu ngi lay nuyu du nuyu encore toujours au niveau du centre de vote du comité électoral de Gabriel Ndione suñu frère Babacar Diène mais également suñu frère Doudou Sakho ak toute la jeunesse de Petit Thiali dama ni dans 6 jours ñu voté ñu dem ci élection présidentielle te yàlla daa def coalition bi nga xam ni moom moo jiital le président Idrissa Seck coalition boobu en 2000 le président Abdoulaye Wade avec sa coalition CAP 21 amu ko woon te teewul Abdoulaye Wade jël na réew mi au deuxième tour. En 2012, la coalition Macky 2012, coalition pour le président Idrissa Seck en 2019 amu ko woon te jël na réew mi. bu Idrissa Seck bi moo leen ëpp doole fuuf. waaye fulla ak fayda la ñu war a am parce que suñu borom bu wàccee asamaanam ba ni na ngeen ko laal barkeelu si bu ñu ñàkkee fayda ba mu yéegalaat asamaanam duñ ci jotati. moo tax dans 10 jours dans 6 jours il faudra que waxuma sax responsable mais bépp électeur bu am de intention mooy voter le président pour le candidat Idrissa Seck waratul tay waratul nelaw na nekk un directeur de campagne du président Idrissa Seck ñu bañ ko yan rek les responsables politiques. Envahissez les maisons xool leen ñi nga xam ni bindu nañu yoruñu carte nan la ñuy def ba yor seen carte le jour du vote les centres de vote mobilisez-vous faites mobiliser ñi nga xam ne ñoo war a dem
sànni seen carte parce que jour boobu amul tay amul tayal nañu jóg envahir les centres de vote teel a voter encadrer nos résultats loolu dafa am solo parce que bu ñu yaccaaree jigéen ñi surtout de wax naa bàyyi ba ngoon ñëw ma voter bàyyi ba ngoon centre de vote bi bëri nit ñu tëj bureau centre de vote bi à 18h ñu am des centaines d'électeurs yi nga xam ne jotuñoo voter loolu bu ñu gañewul ñooñu ko teg moo tax il faut une forte mobilisation dès le petit matin ñëpp jóg ñu jaral ko bés boobu lu waay événement boo mënoon am cérémonie boo mënoon am na nga ko bàyyi xam ni bés boobu moom suñu bés la parce que coono bu nga dajoon ci politique bés boobu mën na saafara te di leen wax bu kenn natable wala dans 2 jours fii ak je crois que y aura beneen développement si coalition Idy 2019 bi carte gi dina gën a leer parce que nous sommes en pourparlers avec le président Wade te mun naa ni à 90% il est prêt pour soutenir doomam le président Idrissa Seck moom si boppam mooy suuxlu dinaa ko wax fii ne maire mi nañu ñëw ànd ak Idrissa Seck balaa Karim Wade di wax ci ko defee réew mi ci ko defee coalition bi nekkat beneen coalition kon fu ñu tëgg suñu tànk dafa leer fu ñu jëm dafa leer bu ñu kenn xokotal bu ñu kenn tiital la victoire est entre nos mains c'est à notre portée il faut ñu dem jëli ko moo tax dañuy def lu dul remercier amoon nañu doon wax ni commune Thiès Nord dafa xaw a nelaw ma ne leen nelawul parce que ñëwaguñ ko yëngal parce que commune Thiès Nord dans le département de Thiès c'est la première commune bi nga xam ni si en termes de performance électorale bokk ko keneen mais dafa fekk ni dans le département de Thiès il y a plus de 340 000 électeurs et ces 340 000 électeurs dafa am 150 000 électeurs yu nekk dans les 12 communes du département donc dañu néewoon fa doole ñu waroon dem fekk ji ñooñu jàppale leen et loolu tey on a fait plus de 200 villages ci 8 jours dem nañ ci village yëpp et loolu dañuy féliciter wu aussi le fait que tous les Thiessois sans exception ñi nga xam ni am nañu parti politique ou bien mouvement politique ñu ñëw ànd créer l'unité autour de leur frère le président Idrissa Seck tey Thiès nekk na benn nekk ci ginnaaw Idrissa Seck je peux nommer Hadjibou Soumaré mun naa nommer Mamadou Diop Decroix bi nga xam ne il est dans le département mais également suñu frère Thierno Alassane Sène rawatina suñu sœur l'honorable député ñu nga xam ne ñoom ñëpp jóg nañu ne Thiès benn candidat la am muy le président Idrissa Seck même le juge Dème c'est vrai que il ne soutient pas la coalition Idy 2012 mais il est dans l'opposition te loolu gën a am solo parce que Thiès dëkk bañkat la et je crois que tey le 24 février bi nga xam ni dans 6 jours ñu jëm fa Thiès département war na créer la différence Macky Sall dit partout que Matam titre foncier la mais war nañ ko gëm xamal ni au soir du 24 février que Thiès titre foncier Idrissa Seck la et dans les urnes poubelle yi na fees dell ak bulletin Macky Sall poubelle yi centre de vote Gabriel Nione lu tax mu am solo c'est un centre qui fait plus de 12 bureaux donc tey en dehors du centre de vote Cheikh Ibra Fall bi def 18 bureaux de vote suñuy regard à partir de 19h ñu ngi koy jublu ci centre de vote Gabriel Nione parce que c'est le deuxième grand centre de vote kon il faut que ngeen comprendre que ni centre de vote bii lu mot juróom-ñetti junni nit dañ fay wotee loolu du caaxaan donc ñëpp war a jàpp responsable yi nga xam ni tey liggéey nañu ba fii ñu bañ a nelaw redoubler waat d'effort mu bañ a nekk l'affaire des responsables uniquement mais de chaque militant et chaque militante pour que la victoire soit belle et que au soir du 24 février ñu mën a dàq saay-saay si fal le président Idrissa Seck dem sur la reconstruction nationale dans tous les secteurs de ce pays. Je vous remercie.